ñu ndokkeel nag le témoin de l'histoire bi nga xam ne moo génn. wallaay mënul ñàkk. ndeysaan. ñaanal ko jàmm ñaanal ko yàlla. amin amin amin. Mamadou Mansour mii kenn mënu ko fay. xam nga Abdou Aziz bu fekkoon ne dëgg-dëgg. dafa am laboratoire boo xam ne dañu koy yóbbu nit. tëggaat ko. wàcc ay atam. ba mu am 18 ans. ñu ne daal dëgg-dëgg ay milliards yu bari ñoo koy def. suñ ko watee ci assemblée nationale ne nañ ko defal Mamadou Mansour du am benn voix boo xam ne bii day def noonu. du am déet du am déet. ndax li nga xam ne ni moom la jariñ réew mi. wallaahi wallaahi. kii génn léegi. bari na yu xew ci réew mi. te bu ñu ko toppoon. li xew ci diggante Mamadou Dia. ak Senghor dana xew ci réew mi. moo dox ci diggante ba loolu xew. ba émission wu tey bii moom laa ci liggéeyal. wallaay moom laa ci kii génn léegi Baye Cheikh. bari na ci biir kilifa diine yi. jokkoo ak jàmmoo bi nekk ci seen biir. Mamadou Mansour mu baax mi moo ci dox ba loola xew. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mi mën a sàmm. yàlla na nu ko yàlla sàmmal. amiin amiin amiin. Baye Mbaye Diop mën a joxe cër rek de. waaye moom mi mën a demal boppam. lépp ngi ci moom dëgg la. waaye daal dëgg daal. la Sëriñ Saaliw ne su may dox ba mu yàgg. gisuma leen dama leen di xaar. su ma leen xaaree ba mu yàgg gisuma leen damay wàññi ko. moom noonu la nekk ak communicateur daal. wallaahi wallaahi kon Mamadou Mansour mi daal yàlla gudd fan. Baye Cheikh daal dëgg balaa noo tàbb ci leen loolu moom mënta ñàkk. jërëjëf Garmi Baye Cheikh jërëjëf. kii génn léegi dama ciy ñambaas rek. maître lii ko ba nuyu nañ la. waaw kooku nag. Baye Cheikh. mooy sa mbokk. Baye Cheikh. lii ko man la mooy sa mbokk sax Baye Cheikh. waaw waaye dafa am góor gu baax. goo xam ne bii mu ngi nekkoon Rue Ferlo. Rue Ferlo. ca Ndar. Rue Ferlo. su géwél yi masaan wàcc Ndar. ba fekk fa Samba Koor maamam. sunu tàbbee ca moom. bu maamu lii ka ba gisee géwél ya dootuñu jàdd fen kon nag kooku bu nu wooyee. mu tombee nga bëgg a jox mbéy géey. damay saraa rek. kenn du la Mamadou Sara bi bu ngeen ko def yéen rek yéen moom ngeen moom. Abdou Aziz Gan ndax nag yéen déedéet ndax nag invité du ma nangoo nekk invité du ma nangoo nekk invité tey du ma nangoo nekk du ma invité du invité déedéet jërëjëf Aziz Baye Cheikh Aziz sama maam na koy nee na géwël jarul la wut mais invité nga tey. du ma invité lii de tey rek ma sa xew. mu ne géwël jarul la wut balaa maa jël. géwël jarul la wut. lu tax ma ne ko lu tax maam mu ne ma defaral ki nga nekkal ku ko ñëwee ñëw. dëgg la ki nga nekkal ku ko ñëwee ñëw. defaral ki nga nekkal. waaw xam naa lii ka moo leen defar nii moo tax ma xool ba te ak ngeen du ma invité. wallaay doo invité. Cheikh Seck kooku nag ñu koy nuyu kooku nag moom mooy mbokkum ndeyum Ibaba. wallaay ñun suñu xarit bi met li nga xam ni lu rafet rek la xam te di ko def Pape sa mbokk boobu. wallaay di met li ko ba maître li ko ba. nga xam ni yàggul dara. dafa xuus. biroom sax ma nga Sacré-Cœur. wallaay mbokk daal di ndeyam ñaat Fatou Abdou Thioub ànd ak frère am. mooy Iba. mi nga xam ne yàqul dara. wax dëgg yàlla. dawul population bi de. déedéet. Sacré-Cœur. daal di boo fa sa bés ba dawul population. daal di song Cheikh Mbaye Dièye Faye am teraanga yi mu defar ma. wallaay ñu koy ñaanal jàmm. noonu nga ñëw jour boobu sax. tuuti na ci ay atam. waaye cay mbay màgg na lool ci liggéey bi macha allah. wallaahi Baye Cheikh. sunu baay boobu génn. léegi nga xam ni li Garmi wax rek dëgg la. Alaaji Mansour Mbaye sunu baay Cheikh Mbaye. borom mouvement ci dëgg-dëgg. ak Mbaye Diop déggeen Ndiaye ak Mbaye Diop. Chopard ak sunu jigéen yooyu. de Yacine ak Ñanga. Ñanga Adja. Adja. ak Seynabou Gueye. wallaay ndeysaan baax loolu wallaay Mbaj lu baax Gombe mën a joxe cër. famille boobu. papa invité nga. Baye ba ni ko Baye Mansour. dootu leen ma waaye du may invité. waxuma la dara waaye man buy ni muy tuddee sama tur rek. wallaahi sama xol bi day tooy. moom daf lay defar buy wax ak yow. Baye Mansour kay. Baye Mansour Mbaye yàlla na gudd. Baye Cheikh. li Abdou Aziz wax sànq. puso. ñëw rekk tax mu jóg. dëgg la. waaye demul moom kenn dafa am wëñ. dëgg la waay. te gis nga li ñuy waxtaanee tey. muy le président Mamadou Dia. xuus. song Maître Lamine Gueye. président Senghor. ba tey jii ñu tàbbi ci li président Macky Sall def. dëgg la nit bu amee boobu dayoo. ba sunu borom yóbbu ko. mu liggéey ci réew mi. da nga koy tuddee lu rëy. ba nga xam ne kenn du ko fàtte. wallaahi jërëjëf président loolu rafet na. wallaahi Baye Cheikh.
nit day defar. diggante dañ koy defar. li nga wax sànq Aziz daal dina am na loo xam ni boo ko fekkee. ci xuloo. ca njëlbeen ga. boo ko fajul. bu yàqoo rek yow la. waaye nag dafa am ñoo xam jikko ak juddu moo leen tooñ. looloo ñu dal barki dem. ak kan bëggul sax ñu koy wax. waaye nag nee woon naa ko boo bañatee ñu wax. lu baax li ngay def bu ko def. muy le président Cheikh Seck. taalibe sëñ Babacar boobu. mais Mbaye. xam nga da ngeen ma bëgg a def invité. mais invité nga aussi. te li tax nga du ma nangu invité. fi ngeen may woo nii ñi ngeen di wax nii. fi ngeen di def nii. dama ci am lu ma fekke. gis nga professeur Ndaw moom invité la. mais dama mais di ngeen mais Cheikh Seck ñetti géwél dañu am baax. voilà Cheikh. moi je suis un invité. voilà. mais vous êtes un invité mais aussi. mënoo am Cheikh Seck. mais mu nekk taalibe Serigne Mbaye Mansour. may taalibe Serigne Mbaye Mansour. def émission. muy def ci jàkk yi ak nit ñi. di def ci yéen di def ci ñu taalibe yi. bu wàccee Tiwaawoon kuy taalibe naan man fanaanoo dépense ma ni pat. dëgg la Mbaye. te nag kii jooy bu ko ni noppil. dëgg la Mbaye. bu ko ni noppil de. mais en tant que teel kii dóor rek. mais en tant que invité. teel kii dóor. mais en tant qu'invité. kon daal kii jooy. bu ko ni noppil yow teel kii dóor rek. kii dóor waaw. mais dëgg la. invité nga Mbaye. loolu nag moom mooy. Mara Dieng bi ngeen waxee lii ka léegi. bu ki na cul. lii ko ñu tudd ko. waaw Fatam. moo tax du ma invité. da ngeen ma bëgg a def invité. xam nga émission bi xam nga émission bi El Hadj. waaw Baye Cheikh. gar bi kinne wër kinne. Fatam ki ne Fatou Abdou. faaw lu dal ci kaw. wallaay. dañu ne géwal. sunu jigéen boobu. day tafu bu tafoo géeram. dafa am loo xam ne dafa war digganteem ak moom. wallaay. yaa koy fàttali. sama waa jaaga Casablanca noonu la mel. yaa ngi naan ko daal dëgg daal. Ndeye Dieye Faye. ñoom ñaari Mouhamed yi Sacré-Cœur. soreewu leen. boo jàddee rek gis këram. wallaay ba Youssou waxee li mu wax mook Acaawan ñoo taxaw. ba Youssou waxee li mu wax ci sëñ Mbàkke soxna lu. waaw bu ngeen defee 62. dafa ñëw taxaw waaw dafa ñëw taxaw. waaw. ne ma daal sama càmmiñ bi. ndeysaan. dégg naa fu Youssou baatere rek. kupp ñu fa de Njaay joojog de Njaay fara lamb Sall joode de Njaay. yugu ko ma ñongoloor la maamam tudd. dëgg la moom Fatou Abdou. wallaay ci neccoon. dëgg la. ne ma une grande dame. leen de laa lay xamal dama la bëgg xët. ma ne ko noo may xëtee mu ne ma enveloppe bi laa lay xët. Fatou Abdou dëgg la waay. da koo doon ka na ngeen way la waaye nag ndono la. xam nga baax dafa am Maguette Diop solo. princesse la yaayam. ma ni ko sunu xarit boobu. nga xam ni moom mooy le président Cheikh bëggul sax ma koy wax waaye newoon naa ko. boo bañee ñu koy wax bu ko def. xam naa ni suba dina ma attaqué. yóbbanteem waaye yegsi na. lu rafet dafa rafet. Aziz. waaw. nga ni Aziz. lu rafet dafa ma rafet. génn ci wax ji de. yaa ngi ci biir. léegi lu rafet dafa rafet xam nga lu tax gar mi. Baye Abdou invité nga ñetti géwél yi dañuy tëj rek ñu doog a jàll ci conséquences yi. jox ko Baye Cheikh. professeurs yi ñu invité waaw. Baye Cheikh lii tey rek laa ko mos a gis. ma ni ko dañuy du ma invité tey rek laa ko mos a gis. wallaay du tey invité. sunu sëriñ muy sëriñ Habib Sy. yàlla na mu jàmm sëñ yàgg. Mansour Sy dafa toog keroog waxtaan bu am maanaam. dugg ci àdduna indiwaat nit ñi ci yàlla. la ilaha illallah. sëriñ Habib te bés boobu. sëñ Habib bu sëriñ Mansour. borom borom daara ji Mbaye Dieye. ndax keroog alaaj Maalik la ñaari yoon. waa kër Maba Jaxu ñu ngi toog. waaw. waa Ñooro Mamba Ndëri ñëpp toog. xale bi nga xam ni moom moo doon tudd doomam xoolal li mu def. di nga nit day xool lu rafet mu koy def. waaye nag jaadu na ndax kan mooy ndeyam ummi. dëgg ajatu Ummi Ndiaye mu baax mi. Ummi Ndiaye nekk fii. ak borom këram monsieur Ba. Momar Ba. Omar Ba përëndoo xale bi toog. madame Ndiaye. madame Ba. waaw yaa ngi dégg. bu ñu demee Nioro Madame Ba. ca pale ba la ñuy dala. mi ngi noonu. pale baa nga Nioro. madame Ndiaye sax dafa monsieur le madame ministre Ba. toog accueillir ñëpp. Baye wallaay Cheikh pale ba accueillir ñëpp ci TFM. madame Ba Oumy Ndiaye madame Ndiaye Ba. kenn du moom. monsieur le ministre toog. ca pale ba la ñuy Ndiaye dalal ca Nioro. waaw. xale bi waxtaan ak ay waajuram. saa yi ma demee Nioro ca pale ba déglu laay li mu dal. def Aziz. wallaay. waxtaan ak ay waajuram. ndax lan. ni ko gorom bu jigéen. ak gorom bu góor fonke. ah maa fa demoon laaj ma. ak jabaram. maay témoin ne de ko notre temps. xam nga pap boo amee doom. yaa ngi xalaat première njëkki wala sa yaay. man géwél maa demoon. mu ne déedéet. tur bi dama koy dem naa ba Nioro. jox ko sama goro Adama Ndaw. waaw waaw kay très bien. Abdou Aziz oui. loolu dafa rëy. et loolu ñaw na defar na. wallaahi. ndaw sànnee ne. aram faxa. Yaram faxa. El Hadj Adama Ibrahima jooy. Ndaw la bokkal. Adama jooy. wallaahi El Hadj Mbaye Ibrahima Ndaw la Dieye mu bokkal. jooy. waaw. ah Mbaye Dieye. yaa tabbi indi Ummi Ndiaye.
ak Momar mu ña après ñu delluwaat ci Mamadou Dia incha allah bu ko defee invité yi mën a. mi nga xam ne nii tubaarkàlla moo dékkerle ak Cheikh Seck bu Seydou Boubacar. wallaay. ak ki nga xam ne kii dëgg-dëgg mooy Adama Ndaw ba tey mu delluwaat Maamu Ndéri. wallaay wallaay. bi nu dingootee ba 10 heures jot. te sëñ Habib ñëw te sëñ Habib dafa am lu mu jëf. wallaay ndes. bi nu amagul signal. fii ci télévision bii. dama ànd ak directeur bi. nu seeti sëñ Mansour. keroog Habib moo nu dalal. ci biir néegu biiru dëgg-dëgg sëriñ Mansour. mu wàcce ñaari gaal ci la ma jox dëgg-dëgg ñetti pièces. jox ko maître Diop mi ma àndal ni ma du mbay gar mi doo ñàkk mbuum mu rafet doo ñàkk xaalis. ak a baax te bëri fële maître Diop. baayam sëñ Mansour borom daara ji. sëñ Babacar Alaaji Malick. waaw woy juram. soxna Fat Si Mansour bokk xalifa bi ndey ak baay. Alaaji Mansour. Alaaji Malick wallaahi ñaari Alaaji Malick la. wallaahi. aay bi di ko réer doon ko du ko réer. ma dolli ne. macha allah bi nu tàbbee ma invité sax waaye. comme da ngeen a tudd waa Tivaouane foog ma wax. bi ñu tàbbee ci Oumy Ndiaye. président Youssou Ndour mu baax mi. waaw. yabal Mara Dieng. wallaay. Dieng Sall Thioro ma jege nag way ni mi ci àkki naa. Mara. mooy surtout producteur bi. dëgg surtout Fat Dieng may sa bu baax boobu. lu jël kaddu dee ko dénk de. mu jóge ci Amadou Mbaye gar mi. mu tàbbi ci Oumy Ndiaye. ñu ne ko daal secrétaire général bii ñu fal te mu nekk ci kër gii. xale yi mooy seen ndey. wallaay ndeysaan. mooy jubale xale yi. wallaay. kon nag entre parenthèse. dëgg ak ouvrier léegi yéeme. lu ñàkk ci biir waxtaan wi. waaye léegi même citation rek mais nag Baye Cheikh. ouvrier léegi même citation koy indi. minuit 27. mais joxe cër. réalisateur bi géer la mu ngi ñuy bëgg a yemale. mais joxe cër moom daf ñuy bàyyi ñu daal di ñàmbaar. moom mi réalisé géer la. est-ce que xam nga lu tax joxe cër baax. xoolal keroog sëñ Habib. waaw lan la wax. dafa ne. du ma tudd xale bi. te surtout Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. loolu la doon. waaw muy Chérif Almamin. ne ko duma ko def ñu xëccoo ñoom ñaar daal di pelloo. ba ñu ne ko tuddal. waaye Oumy Ndiaye ne ma. Mbaye Dieye lii ci lu rafet. moom madame Ba. dama bëgg waaw madame Ba. Pale Ba dama bëgg nga fësal ko Adama Ndaw ne ma. fësal ko gërëmal ñu leen. wallaay. ndax nag rëy na. seen doom ji mënoon na jël tur dafa baax. tuddee ko njëkke wala mu tuddee ko ndeyam waaye mu ne sama ndey mi ngi jur sama jabar. rafet na Baye Cheikh. nit ñi. nañuy seet yu rafet ak yu baax. yu baax. yu baax dëgg la moo neexee nekk li moo neexee nekk li Baye Cheikh li Habib def nag daf ko doon. jërëjëf Alaaji Abdou ba ñuy tappal nit ñi médaille te war a tàmbalee ci lettre A. ci géwél yi ñun géwél yi tubaarkàlla te chérif yi nekk ba dee lettre A bi daal dëgg-dëgg ci la man may numéro 1 waaye nag tappal leen chérif yi ba pare. wallaahi loolu Habib def ko doon ci Chérif Alaaji Mamine Abdou. dafa fidèle moom itam mu ngoog loolu mënul ñàkk. waaw loolu Baye nag Abdou maa ko njukkale suñu invité bi. suñu kii la suñu bilan ànd émission la. bu ma ñëwatul sax di woote téléphone di ci bokk. waaw del woote ñu ngi wàcc waxtaan ak ñeneen président Dia xam naa partie bu mujj bi mooy lan moo tax ñu ne coup d'état alors que du woon sax coup d'état comprendre nañu lu bëri loo xamee ni peut-être comprendre ñu ko woon depuis ñu nettali histoire bi grâce ak Baye Abdou Aziz Mbaye grâce itam ak El Hadj Ibrahima Ndaw moom bete la Baye Ndaw Ndey Ndaw am na ay secret yu ñu nettali ci ay waajuram waaye duñu ko sonal parce que am na yoo xam ni bu ñu ko nettalee sax dina yéeme lool donc moom voilà ñu ngi ñaan rek suñu borom dëgëral ko mais di ndokkeel itam njabootu président Dia xam nga moom ñoo ngi ko tuddee Serigne Mohamed Mbacké waajur bu Gaynde Fatma moom président Dia njabootam ràññee naa ci doomam bu jigéen di nit ku baax Tata Madeleine Dia ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar xam naa ni fa mu nekk bég na xam nga Tata Madeleine nag moom borom këram moo nekkoon professeur Amadou Samb Lamane moom itam professeur émérite la ajaratu Oulimata Ba moo nekkoon soxnaam di maam ci tuutaan ñu dénkoon ko président Dia defe naa tey njabootam yëpp dañu boole tristesse ba noppi itam bëgg lool fii seen wayjur bi seen kilifa bi jaar ak ñoom donc ñoom ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ak xale yi nga xam ni fonk nañu lool histoire ràññee naa ci Kamal Silla ñu ngi koy ziar bu baax fàttewuñu itam Ibou Diop Ndiaye moom suma mag la bëri valeur lool li ma dégg gis ko ci ñi ñuy waxtaane ay président Dia Val Jojo dama ko gis ci suma mag
mag jooju nga xamee ni intellectuel de haut niveau la waaye terewu ko fonk askanam ñu ngi koy ndokkeel ca France Ibou Diop Ndiaye di ndokkeel itam Sophie Diakhaté mi ñu dénk Pape Mbaye borom étincelle couture moom it ñu ngi koy ziar bokk na ci inconditionnel yu wëndeelu Sophie Diakhaté Sophie Air France ñu ngi koy ndokkeel fàttewuñu itam ki nga xam ne ni moo neex a fekk Diourbel di sunu xarit Fatou Diané ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak borom këram Moustapha fàttewuñu itam jabaram bébé madame Diané ñoom la ñu fekkoon Kids Palace madame Diané bébé moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax fàttewuñu ñoom Dame Diané ak famille bi yëpp Fatou Diané itam di jigéenu jàmbaar ñu ngi koy ndokkeel fa mu ne di ko ziar Marème Ndiaye Gawlo Amari Takoma Ndiaye ku tudd Kiné Abdou Thioune nga bëgg ñu ngi lay ndokkeel yow itam fa nga ne fàttewuñu Amina Doudou Thiam ak njabootu Alaaji Samba Jabar Samb yëpp Amina ca Italie ak borom këram Doudou Thiam ñu ngi leen di ndokkeel ak mère Soukay itam di jigéen ju baax moom it jotaay yi la bëgg nga xam ni dañuy waxtaane mag ñi waxtaane valeurs yi li tax émission bi nekk grand public dafa fekk ni mag ñi dañ ciy gis seen bopp xale yi gis ci seen bopp donc loolu baax na ñu koy waxtaanee di ndokkeel itam ñaar ñi nga xam ne ni daanaka émission bi yëpp ñoo koy liggéey Youssou Ndour la ak Mara Dieng ñoom ñaar ñooy produire woon léegi Mara ndax ñun duñu def dara te laaju ñu leen fa ñu toog la ñuy toog wallaay ñu joxe sujet yi non musuma gis loolu décoché ñoom ñoo koy produire wallaay musuma gis loolu Baye Cheikh di fay nit embauché ko ba pare jël liggéey ba nga xam ne nii moom la war a def nga gën ba pare nga man ko ca waaw loolu defante ak ñun wallaay te Baye Cheikh dëgg yónniwunu fenn fu mu nu warta yónni déedéet kon dañ koy ñaanal yàlla guddal faram te sàmm ko allahumma di la wax ne nag Abdou Aziz balaa ngaa tàbbi ajaratu jaw gay moomu baayam Jaw Gay Kura Caam baayam day mbokkum alaaji Mamadou Dia li fàtte woon naa moom la bokkal Ali Abdou Demba Kasum waaw Omar Baro Diallo maamam taaw la waaw Macky maamam taaw la waaw te ñooñu ñëpp ñoo meññ président Jami très bien kon nag kon namit kenn mënu man géwél bi maa ko wax ñu baax ñi te doo ci dugal Jaw Gay mu baax moomu nga xam ne Jaw Gay Kura Caam moom la ñu dénkoon milliardaire bu mag ba wallaay ak ki nga xam ne ki nga xam ne moom la ñuy jooy ba te noppagu ko wallaay muy taalibe Sëriñ Saliou wallaay sëñ Béthio mu dëgg mu Sëriñ Saliou Jaw Gay Kura Caam nag Baye Cheikh ku ñaan Abdou Ndiaye keroog bi ñu tàbbi ci Oumy Ndiaye Abdou Ndiaye ñooro waaw dafa nañ bàyyi géwël yi demoon ngeen waaw te leen muy yóbbaale waaw mu ne nañ bàyyi géwël yi noonu la ñuy def Abdou Ndiaye ñooro yóbbaale wuñu man daal dëgg daal keroog maa la def ma téye waaye bi Abdou jógee Abdou Ndiaye ñooro dëgg foofu àddina xaw na yëngu bale baa nga ñooro am na ñoo xam ne daal dëgg wax ba ca somb am na ñoo xam ne daal fu ñu fekk géwël daal lay tere dafa wax ci Youssou Ndour te gis nga Pape àddina borom doole fokk mu wat lu mu yëgul waaw saxaar moom boo ci duggee di nga gis ku dagg paas di nga dagg ku daggul paas saxaar te dina ko yóbbaale wallaahi te dina dem te Covid bi fi mu toll ñëpp di dindi di wàññi personnel wàññiwul personnel déedéet wallaahi fi Covid bi toll avantage yëpp ñu koy wàññi te bu ko wàññiwul ñun dëggal te wàññiwu ko li ci dàq nag du loolu mooy bu la yabalee ci milieu boo demee jox la cër boo amul woon ndax kon la mu jëfa tax ginnaawam wallaahi as gor war naa jëf te bis ñëwagul maa ngi nee nañu loo bëgg ci sa biir yi bokk da nga koy waxaale bu jaayagul kon leble bi mu leble yëpp gàkk ci kaw gor ji ba ku ne wax lu baax teraanga ju sax ci moom moo tax ak ñu ko dul yàqal dëgg la waay léeg-léeg sax nit di def dara nga ne ko ten ko bañ a def xanaa xamoo diw waaye fekk ko ci moom bu dee nekk mara lu mu la ko dëgg la moom Youssou gis ko nag a jafe waaye boo ko foo koy gisee ci àddina non Covid bi rek la Abdou Aziz ak Covid xanaa di nga takk masque Modou Abdou Aziz Covid bi rek la bu layel Covid takk masque ngi fekk raxasu jox nit loxo ba pare raxasoo ngi fi Abdou Aziz ci Pape Cheikh loolu du dëgg Abdou Aziz ci invité Covid bi rek la invité du ma invité Baye Abdou Aziz
ñu ngi koy gërëm daal ah càmmiñal ndaak waaw ndaak mu maam Seyni moom sama lépp la ndaak sa lépp la ndaak moom sama lépp la ndaak mu maam Seyni yàlla na jàmmam yàgg moom sama lépp la ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel itam maam Marème Mbacke dañu bëgg seeni mag maam Marème Mbacke bu soxna Bali Muntaxa itam dañ koy boole ci parenthèse bi balaa ñu jàll ci deuxième point bi deuxième et dernier point ak professeur El Hadj Ibrahima Ndaw soxna Bali Muntaxa itam des koy ndokkeel waaw kooku xam nga Basirou ko indi sëñ Basirou Mbacke mu baax mi ndax sëñ Basirou moom meññi sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa la ñu ko dénk te sëñ Muntaxa ak Alaaji Mamadou Dia mosu ñoo tàggali ko kon moom itam dëgg-dëgg histoire bi moo ko ci boole moom histoire moo ko ci boole histoire daf ko cee boole parce que ki Ibrahima Sarr doon denc woy juróom la moom ndeysaan kon soxna Bali da ci bokk beneen bi ci des nag mu leble teraanga joo xam ni ku ci ne war nga cee jàpp Mbacke Balla danoo dem ci màggal gi ànd ak Birane directeur général bi ñu ànd ñu ñëw ñu ni nan ko seeti ñëw fekk ko mu toog mu ne seen tuwaan nan di ngeen ñëw soxna Bali Muntaxa ma ne ko borom xel mu rafet boo ànd ak moom doo teggi déedéet ku sa xew yoon jubul sa xew jubul lay dëgg la de ku sa yoon jub sam xel jubul ndax am nga koo waroon a nuyu te nuyu woo ko moo tax ko fa dem nuyu ko wallaahi demal wallaahi ma dem waaw di nuyu tamit Amadou Diallo moom mu ngi nekk Delta nekk New York di suma mag ñu dénk ko Ami Dieng borom princesse Sophie souvent damay waxtaan ak moom fii ci dëkk bi la jàngee bëri na ci ay mémoires yoo xam ne ni def na ko ci histoire du Sénégal ci mag yi moo tax xam naa ne tey fa mu nekk war naa bëgg ci président Dia mi nga xam ne ni moom la ñuy waxtaanee pédagogie bi nag weesuwul di ci waxtaan mu am convivialité mais en même temps ay kàddu yu am solo génnee ci Père Abdou Aziz Mbaye waaye génne itam ci El Hadj Ibrahima Ndaw mi nga xam ne ni bete rek la waaye borom xam-xam la bu mag boo xam ne ni dañuy gërëm professeur Lamane Mbaye mi nga xam ne ni mooy suñu buntu ci moom li mu def nag ci ay gëstu defe naa bëri na dañuy jël ab gëstu boo xamee ni mu ngi bëgg a yàgg bi ko sama njaboot gi defee ku mel ni Serigne Saliou Seck journaliste la ci King FM amoon na gëstu bu am solo bu mu defoon ci diggante président Dia ak ki nga xam ne ni mooy président Senghor donte tey am na yu bëri yuñ ci comprendre mais dama bëggoon ñu tegaat gëstu boobule balaa ñuy jàll ci point bu mujj bu tey bi ci télévision Futur Média. Mamadou Dia, ex-président du Conseil, déportation perpétuelle. Ibrahima Sarr, Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, ancien ministre, 20 ans de détention. Alioune Tall, ex-ministre, 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de droits civiques. Tel est le verdict rendu cet après-midi par la Haute Cour de justice. lii di dogal bi yoon jël gàll ko ci kaw Mamadou Dia ak ñu nu wax ne ñoom la àndaloon bëggoon a coup d'état Léopold Sédar Senghor moonte de ay xarit tigi lañu woon waaye ca mujjantal ga tuuma yi moo leen tàqalee Mamadou Dia dafa weddi ne mësul waajal ab coup d'état jëmale ko ci Senghor waaye tontu boobee yayul benn yoon àttekat ya nekkoon ca haute cour de justice ca noonu la daan daal di wàcc moom mi nekkoon président du conseil nekkoon it ministre bi yore wàllum défense ci lañ ko jiiñe ne dafa bëggoon a def ab coup d'état te it nekkul ne Mamadou Dia rekk lañ ca tuddoon ndax amoon na ñeenti ministre muy Ibrahima Sarr Joseph Mbaye Valdiodio Ndiaye ak Alioune Tall procès bi daal di def juróomi fan ñu tëj leen ràpp ca biir kaso ba nekk ca Kédougou lii lépp nag politique rekk moo ko waraloon loolu di wane ne langu politique manees na caa génne xarit firnde li moo di diggante Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor li ko waraloon nag moo di ne Sénégal ci ab régime parlementaire la nekkoon maanaam Mamadou Dia moo yore woon politique gu biir réew mi Léopold Sédar Senghor yore politique gu biti réew waaye ñoom ñaar seen gis-gis dafa xawoon a wuute Mamadou Dia dafa bëggoon ñu bañ a bay rekk gerte soppi ni réew mi di doxee ak sax yenn barab yi ci juróom-ñetti fan ci weeru novembre atu 1962 mu daal di yëkkati ab discours bu rëy bi ko Senghor dégloo xam ne loolu baaxul ci moom ci la defee ab motion de censure Mamadou Dia daal di yónni ay gendarme ci assemblée nationale lii moo ngi xew fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atu 1962. Sénégalaises, Sénégalais, aujourd'hui, 17 décembre, la situation est grave, dramatique. Sur ordre du président du Conseil, le palais de l'Assemblée nationale a été cerné par une compagnie de gendarmerie.
les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu habituel de réunion et plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Il s'agit véritablement d'une violation délibérée de la Constitution de la République. ci noonu lan ko tegee loxo dal di koy àtte waaye la ca doy waar moo di ne amul benn tuuma bu procureur teg ci kawam moom procureur boobee sax Ousmane Camara la tudd ci ab téere bu mu fésal atum 2010 ci la xamle ni Mamadou Dia tëj nañ ko laataa ñu koy àtte yamul foofu ndax nag nee na exécution sommaire bu nu programmé la woon ci atum 1974 ci la leen Léopold Sédar Senghor di sooga bàyyi ñaari at gannaaw ba ci la leen amnistie Mamadou Dia dal di dellu si waat ci langue politique yi waaye amu ca ndam ndax crise 1962 bi nga xam ne jural na réewum Sénégal ay njeexintal. Ici Dakar. Dakar à la veille de Noël. Il fait très chaud ici. 25 degrés à l'ombre. La mer est là, derrière moi. Il y a des baigneurs, il y a des skieurs, il y a des gens qui font de la pêche sous-marine. Tout est calme, tout est tranquille. Et pourtant ici, il y a à peine une semaine, il y a eu ce qu'il est convenu d'appeler un coup d'État. Un coup d'État en fait qui s'est passé en petit comité. Qu'est-ce que vous avez vu, vous? Absolument rien. Nous savions bien sûr que des événements très graves allaient se passer, mais tout finalement s'est passé dans le calme le plus absolu. Vous avez eu peur? Du tout, pas du tout. Personne n'a vraiment eu peur à Dakar. Dans les rues, c'est l'ambiance habituelle des villes africaines où blancs et noirs se côtoient dans un étalage de couleurs qui semblerait violente en Europe, mais qui s'harmonise ici admirablement bien. Le coup d'État de Mamadou Dia, chef du gouvernement sénégalais, qui en moins de 48 heures a tenté de s'attribuer tous les pouvoirs en neutralisant les députés et en s'opposant ouvertement au président de la République Senghor, est passé presque inaperçu de l'Africain moyen. Maître Lamine Gueye, en tant que président de l'Assemblée nationale, vous avez été un des acteurs de la crise. Si je résume la situation, lundi à midi, une motion de censure avait été déposée contre... devait être votée dans la journée. Voilà donc ay images d'archives yoo xam ne ni ñoo ngi ko jëlee ci sunu équipe yi waajal ko doon leen ko baaxee documents yi yenn yi ci français la xam naa da ngeen ko mën a am soit ci suñu site internet wala ci suñu ay chaîne YouTube comme ça ngeen dundaat yenn ci histoire yi ndax émission bi peut-être du ko matale ñu gërëm bu baax Serigne Saliou Seck journaliste la ci gëstu boobu nga xamee ni defoon na ko ñu tollanti waatal leen ko ci télé bi ndax ki ñuy waxtaane tey di président Mamadou Dia El Hadj Ibrahima Ndaw ñu bëgg te dem ci dernier point bi defe naa dootuñu wax sax coup d'état comprendre nañu bu baax histoire bi xëj na bu ñu dee jeexal ci conséquences yi la ñuy ñëw mais dafa am ay jamono bu yàggul ñuy wax ay dañuy tere rassemblement tere julli juma loolu du gulet am na jamono yoo xamee ni tere woon nañu fi julli juma te booba tang am na ku jógoon taxaw ni dinañu julli par la force loolu dafa bokk ci histoire itam te secret la bu kenn xamul. waaw jërëjëf Pape Cheikh mais may ma rek. waaw balaa ñu parce que Mamadou Dia am na lu bëri ñu ngi wax ci moom lu ñu fàtte. 4 avril. Mamadou Dia moom la moom moo keroog lañ doon signé. li ñuy wax les accords le transfert des accords de transfert des accords de compétences. ak Michel Debré. voilà. transfert de compétences. transfert de Michel compétences. Debré. merci Aziz. te loolu. mooy indépendance. du Senghor de moom moo signé. parce que moo amoon sañ-sañu kàddu tous les pouvoirs pour signer ça loolu dafa am donc. parce que transfert de compétences yooyu moo consacré Sénégal am indépendance. le 4 avril te président Dia moo ko signé. ci kanamu Michel Debré boobu. voilà moom Michel Debré ñoo ko signé. alors donc loolu rek laa ci bëggoon yokk. alors li nga laaj léegi moom. bi ñu ne kenn du fi julli juma kan moo taxaw génne fetal ne dañu fiy julli juma. ci ginnaaw Baye Niass. xam nga le 29 mai 1968. dafa amoon yëngu-yëngu yu métti fii biir Dakar. mooy tegu mai 68 bi muy am. ñu
lakk ay oto taal ay kër ak yooyu et cetera surtout biir booru fi nekk léegi la abonné Lamine Gueye booru zone boobu gouverneur région de Dakar daal di jël ay mesures mais surtout gouvernement bi daal di génnee benn mesure ne du ñu tolérer benn rassemblement lu ëpp juróomi nit sur la voie publique kon tere yi yàgg na fi dugguleet déedéet loolu parce que li ñuy wax ay état d'urgence yooyu noonu yàgg na fi am dafa nekk loo xam ne mooy aar démocratie mook démocratie ànd c'est-à-dire démocratie bu toogee ba nga xam ne ñu ngi koy naxasal wala ñu ngi koy menacer am na ay jumtukaay yoo xam ne bu ko génnee dina mun a aar démocratie donc le jeudi ñu annoncé ne sur l'ensemble du territoire bu ñu gisati rassemblement juróomi nit gaa yi ne juróomi nit julli jumaa de dina ëpp juróomi nit te ci jàkk yi lañ koy defee ak jumaa yi bon de kenn bu subaa kenn du julli jumaa le 30 mai ñu ne le 30 mai donc kenn du julli jumaa nit ñi ñoo wax loolu le 30 mai jot Medina Baye ñoom pour ñoom dañ jàppoon ne kenn ay wut julli jumaa mais ci suba si takk der yi dañ ñëw wër bayaal bi yëpp bayaal bi nga xam ne moo nekk diggante kër Cheikh al Islam ak jumaa ji taxaw yore seen gànnaay gouverneur ñëw gouverneur de la région ñëw di nemmeeku si dispositif de sécurité bi muy ñëw ak bi Cheikh al Islam di génn ñu tase mu ne gouverneur da nga julli si daal di ko lëng ànd ak moom jëm jumaa ja ci Cheikh al Islam ñuy doxal tànk de mbooloo mi amoon ñiy ànd ak Cheikh al Islam topp leen takk der yaa ngi taxaw de donc déjà foofu ëpp nañ juróomi nit ñu dugg fekk jumaa ji fees bi Cheikh al Islam duggee mu def donc ni muy def toujours xutbaam après jiite jumaa bi ñuy wax asalaamaaleykum rek mu am góor gu ñuy wax Baye Cheikh Ndaw daal dina ñokket jóg ne nañ leen aar Baye bu kenn dellu gannaaw même bu fekkee ne ñu ngi ñuy dóori bal fetal bu kenn dellu gannaaw nañ aar Baye muy sa waajur bu góor ndeysaan noonu leen nit ñi jógee ànd ak moom gunge Baye ba ca kii ba ca kër ga loolu nag mun nañ wax ne moo tax ñu ne Medina Baye rek a julli ba su 30 mai 1968 foofu ci Sénégal yëpp ba mu daj. voilà réew mi xamuñu kii ak kii. Allahu akbar. Sénégal xamuñu kii ak kii. yàgg naa geg diine. yàgg naa geg pouvoir. 1945. sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh borom bi jaaw bu rafet bi. wallaahi. dafa se sëñ Mamadou Moustapha. gouverneur convoqué ko. ndeysaan. loolu ni ko dégg naa da ngaa demoon mu ne ko waaw maa fa demoon. mu ne ko loo fa doon wuti. mu ne ko ndax labbe bi Ndakaaru nekk Ndakaaru ak Paris bu nu daje woon di nga leen laaj lu nu def. loo fa jëlee mu ne ko li ëpp ci àddina la ma jox. xanaa fàtt lu nga ko bale Ndakaaru bari ki démb. di sëñ Babacar nekkee Tëngéej ñu fekk ko fa doona bëggoon a wut oto yóbbu la Tiwaawan mu leen déedéet ëpp naa def. nan dellu Ndakaaru sama rakka nga fa Mamadou Mansour bàyyi xalifa bi. du ma jiite nit ñi ci jàkk jiite leen ci xel. 68 le pouvoir était dans la rue. wallaahi tubaab yee ko wax. wallaahi. journaliste yu wéree kaan yi ñoo ni le pouvoir est dans la rue. wallaahi. kenn amul foo jëm. déedéet grève bi tàkkat naa si Alaaj Abdou. macha allah nitu yàlla. wallaahi woote. sama nijaay Mansour def ni ko tee ngaa bañ a woote ndax nit ñi étudiants yi ay catholique bari nanti mu ni ku ma woo ki ma wooteloo ku mu woote nga woote. yàllaa ma wooteloo. ñëpp may wuyu. ñëpp may wuyu. wallaahi góor gaago ñu jeexal ak conséquences yi xanaa balaa xat rek profito ci gërëm suma partenaires yi nga xamante ni ñoo ciy jàpp. bokk na ci Mamadou Diokhane nga won ñu yëfam pour toilette gi. loolu mënul ñàkk Pape Samba très rapidement donc Mamadou Diokhane numéro téléphone bi ci suufu écran bi pour ku bëgg style yi modèle yi biir bi chemise la donc c'est moderne la ak traditionnel.
voilà tradi moderne la boole moom ñu ngi koy gërëm bu baax Mamadou Joxaane couture ci www.joxanecouture.com bu ñu demee ci conséquences yi dañ ci wax lu am solo Baye Abdou Aziz ak professeur El Hadj Ibrahima Ndaw ndax conséquences yi mooy jeexital yi ci yenn situation yu demee nii. bon jërëjëf Pape ñu ngi jëm ci conséquences yi. waaw dan ma woo léegi ni ma président Youssou Ndour nee na dina ma recevoir en audience. kon léegi invité nga. léegi ci nga bokk. doo ci laa bokk waaw ci nga bokk léegi. doo ko ne wax leen yéen ñëpp ñu ci la. voilà ci nga bokk ci nga bokk ci nga bokk loolu moom ndax noonu rek lañ koy bay. est-ce que daf lay yóbbaale. ah léegi nag yow ci émission bi nga bokk. waaw ci nga bokk waxuñu la sax invité mais léegi ci émission bi nga bokk affaire bi jeex. waaw macha allah. première conséquence moo di keroog bi procès bi ñooy ñu indi leen biir tribunal. xam nga président tribunal bi xam nga procureur bi mooy wax li xew. mooy Ousmane Camara. mooy le président Ousmane Camara maa ngi jégalu ci sàllalu bi. Ablaye Mathurin moo nekk juge bi. nee na ñu wax ba pare mu ni daal li ma xam ba xam ko mooy tooñ gi. lu wér la. te ñetti tooñ lañ koy mandargaal Pape Cheikh. tooñ bu njëkk bi mooy li mu fekk depuis assemblée nationale wuru ko woon a def. allo. ak tooñ la. ñëpp d'accord nañ ci. muy benn. bankal sa baaraam muy mbay. benn tooñ. ñaareelu tooñ bi mooy ni bu kenn ñëw ndakaaru gouverneur yi yónnee leen mu kenn jóge ci benn région dugg si ndakaaru ñu ne waru koo def. muy ñaari tooñ. bi ko ñetteeli tooñ bi mooy li mu santaane nit ñi ni ku nekk na nga jël position fi nga nekk am ay décision yu mu jël ca tàggul chef de l'État. dëgg la. lii daal xam naa ni ak tooñ la. waaye jublu ci coup d'état man nanguwuma ko. te muy procureur. nee na te suba ga lu ne yàq nan ko. saaga wu ne dégg na ko. am na sëriñ bu mag boo xam ne dafa dem ci André Guillard bi nga xam moo nekkoon ministre de la justice ni ko nan ko affecté léegi fii mu nekk bu mu fi jógee tey. ci première conséquence. yàgg nañoo coow ci décision yu mel. deuxième conséquence mooy. résidence surveillée yi ñu yóbbu nit ñi. ku ñu xam ne jaayist nga. ñu affecté boo dëkkee maanaam Tivaouane. waaw. ñu affecté la Ranérou Ferlo. fuy foofu. fu sori rek. boo fa dee dem boo gisul pël bu la yóbbu ànd ak i nagam doo dem. fi nga xam ni normalement bu jamono Senghor la ñu fekkee yóbbu nañ ñu fa léegi. nii Ferlo xaw ma mooy affectation yi. waaw fonctionnaire yi. ñu dégradé la. nga nekk benn haut fonctionnaire ñu affecté nit ku yoo xam ne yaa ko seefoon mu nekk sa chef di la joxe ordre. ñu radier leen fonction publique. te kenn waxul. léeg-léeg nga gis conséquences yooyu gis yu ndaw yi. jiitu na fi bu yàgg. dëgg la de ay fonctionnaires yoo xam ne ci leen yàq seen àddina. am ñoo xam ne dañ leen suspendre seen salaire. yoratuñ ko seen njaboot tas. seen waa kër dem ñii tàggoog seen sago. conséquence bi ci gën a garaaw nag ñun yóbbu Kédougou. fii ak Kédougou ku la bëgg a indil añ ak reer fu muy jaar. te benn visite ngay am. xaw ma ko mbay. wat joojoo ci gën a mettilee. Valdiodio Ndiaye. doomam mi ngi may dégg. avocat. nu mu nan Ndiaye. Gédel Ndiaye. Gédel. ñu wàcc leen Paris ci hiver bi décembre. Gédel wal joojo. xoolal décembre heure bi ni muy sedde Paris ñu wàcc leen. dafay neiger. sa yaay di tubaab boo xam ne topp wal jooju te bëgg ko. féeti ko lu ne bu wàccee fii tey bu fi fanaanee tey suba bëgg a dem Kédougou ginnaaw suba te boo fa demee doo fa fanaan. xoolal yooyu conséquence. ngeen bokk ci benn prison 11 ans du ngeen dégg du ngeen gisee. nga ni nan. lu métti yàgg na fi de. fukki at ak benn. conséquence yaa ngi loolu moo tax ba ja génne taseeg Senghor mu nuyu ko mu ne ko tu ne me donnes pas l'accolade Senghor dafa taxawaat. te mu daan yoo dañuy def accolade. histoire a ngi noonu Mamadou. ku yóbbu def lu baax. te Modou kaay ma xamal la Pape Cheikh benn mbir. réew mi li fi nekk ci ay nit ñu baax. maanaam def lu baax. ak a bëri. yàqkat yi nekk fi. soli costume ki grand boubou. soli basin yu bees tax. te du ñu fekkee jàmm war na leen a démystifier te wax dëgg. kàddu yi nag bu jëwee nañ ko jox borom fit. bu ko mën a wax. sëñ Abdou Al Amin nee na. dëgg du ñëpp a ko war a wax.
mu ne fu ne lañ koy waxee itam Abdou Aziz. mu ne dëgg. Pape yow da nga maa def invité moo tax. non ci nga bokk da may impressionné depuis ça macha Allah. te kaay ma xamal la benn mbir ci réew mi fi nu toll. góor yëpp seen biir dafa rëy. seen biir dafa rëy. ndax dañoo amul ku nu waxal. waaw li ñuy denc bëri. ndeysaan. te as góor de am ku mu waxal. waaw yow rek laa ko wax boo ko kenn dégg boo ko xoolee ñett nit mu siiw te fekk fenoo. sama maama ma ko wax. dëgg la parce que góor de am ku muy waxal. dëgg la yow rek laa ko wax. te am na loo xam bàmmeel rek koy nettali waaye kenn du ko nettali. dëgg la waaye. mooy góor yi fi nekk. dëgg la waaye Ablaye Naar def nii Papa Ndiaye. damaa bëgg nu àndee boo àndul ak sa soxna lal boo tëdd ma tëdd ci peggu lal bi nga nekk ci jëlëg bi mu ne ko loo ci jublu mu ne ko damaa xam doo ma jéggi mukk def lu ñaaw. waay doo ma jéggi def lu ñaaw. confiance. nit da ngay tànn xarit. wallay xarit dañ koy tànn. le choix est difficile. Ouais, trop difficile. Il faut savoir faire un choix. wallay xarit et être constant à l'action créatrice. loolu tubaab yi wax. wallaahi. kon choix dafa am solo. te boo dee tànn xarit da nga koy natt. ci ñetti nit nga koy natt. muy léeg-léeg nga gis koo xam yenn àndandoo di fowandoo. màggandoo ku ne am xaalis dem. ñu defee ni xarit la. déedéet. bis jot mu indi nga ni bett na ma bàyyi naa ko nga ni lu tax nga ni kii li ma fi ma jaar ak moom. waaye def moo am solo def baatu def. jëf. def déedéet def. def. Pape Cheikh lu tax mënoo bàyyi Youssou Ndour mu ne xanaa yëgoo lim ma defal. Aziz lu tax nga bàyyi Pape Cheikh mu ne xanaa yëgoo lim ma def. ñaari def ya daje. ñaari def yi. kon choix dafa am solo. te boo ko dee tànn na nga am def violence ci yow ba la soxal yóbbu. déedéet. yow daal mënoo bàyyi du nga ni bàyyi leen ko sama dafa dégg nga ko ba tàyyi. déggoo ñu naan le fou du roi. waaw sama dafa. dëgg la dañ ko fay wàcc rek. dañ ko fay wàcc. tubaab nu mu tuddee personne de confiance. personne de confiance. personne de confiance. loolu la olof di wax aw yaba siin aku yajaan. mooy koo xam day génn ci mbedd mi léegi nga bëgg ko la ñun na nga def ndeng de kii mbokk gar mi la de. boo ko laalee gis ko de. ndax fa mu jógee tax. Mbaye ngeen di ñëw. na nga def dànk de Youssou Ndour. attention hein. dëgg la de attention. kenn du ko laal bu ngeen yóbbu attention kenn du ko laal. kenn du ko laal foog nit am loolu. mais boo ko dee def nag. dafa am rigueur bu mu war a àndal. muy yenn. da ngay natt jikkoom. ci lépp nga koy natt. ci jigéen. ci xaalis. ci ngor. ci doylu ak ci yar foog nga natt ko. boo ko natt ci yére rek faussé. ndax am yoo xam bu taxawee rek ni changé. ñeent nga wax. ma ne yii ma la wax nii am na léegi-léegi bu ci tollee nit changé. waaw mais Pape Seck Pape Cheikh daal ma déçu. nga ni ah bon mais depuis ñu mais man je le croyais pas comme ça. am na lu tax. de kay. moo tax tànn bi am solo moo tax réew mi foog ñu teg ko ci dëgg. ci dëgg. yëg nga ni le message vaut mieux que le message parfois. communication laa lay wax. le messager. vaut mieux que le message. le messager vaut mieux que le message des fois. te ñun dañoo am immunité parlementaire ñun géwël. muy yan yëg nga ni xiin goo fekk ci toolu xare géwël la ko fa yóbbu. xiin goo fekk ci toolu xare géwël la ko fa yóbbu. moo ko fa yóbbu de. Abdou Aziz moo ko fay jëlee itam. yow xiin bi dinañu fi jëlee léegi ci guddi gi ndax émission bi. moo tax jiwal portem historique am dafa war a wax li nga xam ne mooy am xiin solo googu lañ fi waaj a jëlee léegi. teg fi yeneen i xiin. moo tax conséquences yi ànd. wallaahi lii moo koy indi yii yëpp. gisoo lii ni mu def diw nga ni non. wallaahi kenn du yab booru. macha allah très riche culturellement. comme disait suba mag Ibou Diop Ndiaye. yal na yàlla dëgëral la. xam nga dinañu jeexal nag ak keroog bi nga xam ne ni. président Dia nee na baal na président Léopold Sédar Senghor lépp lu mu ko mus a def. ci grandeur am. j'aimerais ci teewaayu professeur El Hadj Ibrahima Ndaw ñu dégtal leen kàddu yooyu laataa ñuy dem nag ci dernière partie bi carrément dinañ ci ñambaas parce que bëgg naa ñu ubbi parenthèse ci bataaxal bu ma jot waxtaanee général
Amadou Fall mooy premier chef d'état-major des armées il paraît qu'il a joué un rôle déterminant ci situation bi amoon moom mooy général bi ñu gis seen sànq ci image yi mu sol lu weex moom la voilà ci image d'archive yi lay fàll moom la moom tey sénégalais yëpp ak ñi ko xam seen xel dem na ci moom parce que mënoo tudd crise 62 wala tudd président Dia te sa xel du dem ci général boobu waaye bi jamono passé ba jamono dox ba daanaka yu bëri soppeeku ci réew mi am na ay kàddu yoo xamante ni président Dia Maodo waxoon na ko ci Senghor. Le mur, un texte du Coran qui m'est venu à l'esprit. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. Pendant 12 ans que je suis resté en prison, je sais que Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant, c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même, en n'ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, j'ai dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir répartir pour lui. Il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là. Et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis. Nous étions un exemple qui aurait pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis, ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, le décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner. Voilà. Abdou Aziz gor si dafa wax lu mu gëm as gor da ngay wax li nga gëm su tàngee waxal li nga gëm su ñépp toogee li nga gëm moom nga war a génne Alaaji Mamadou Dia nag loolu la def c'est très important nit ñi nag léegi dañuy wax ciy bët di fàtte te bu ñu paree nekk ci leneen waaye moom dafa wax li mu gëm c'est un grand nan bàyyi ndaw ba pare voilà, bëgg guddi ci conclusion jërëjëf Pape Cheikh. émotion bee ñu jàpp en fait voilà. waaw très émouvant. ah oui. damay am yu may fàttali yoo xam ne. c'est vrai que émission bi vraiment di ngeen génne jikko yu baax yi. comportement yi nit ñi war a am. diggante nit ñi niñ ko war a doxalee bëri rek mais Sénégal dafa bëri ay nit yu baax. exactement. keroog procès bi keroog bi ñu koy condamné. d'abord maa ngi dëggal li Aziz wax ci liñ ko tuumaal ñaar daal lañ ciy wax ne warul woon arrêté ki session assemblée bi. parce que assemblée c'est une institution boo xam ne bon constitution moo ko prévoir ne war na di liggéey war na di def ay réunion et cetera amuñu droit donc arrêté leen par la force te loolu la def. ñaareel bi mooy arrestation ay député muy ñeenti député yi loolu mun nañ wax ne daal ci tuumaal yëpp ñaari tuumaal yooyu ñoo gën a am importance mais moom biñ ko laajee ne ko yow léegi loo wax ci verdict bii nii ñu lay waaj a teg mu ne man de bu dee ne lii ñu ma nar a teg condamnation bii nii ñu ma nar a teg dina andi njëriñ pour réew mi dina tax sama compagnon yi ñu aar leen ñu génn leen ci fii parce que defuñu dara man rek nekk responsable bu boobaa dinaa ko nangu mais maa ngi ñaanoon yàlla ne ko bul fexe mu ba tànk bi may nekk man
ci nguur gi ak bi nga xamee ne xew-xew yi am na bu deretu Sénégal yi tuur maa ngi sant yàlla bi nga xamee ne événement yi dugg nañ ci ba génn te benn deret tuur ci yàlla. donc loolu moo nekk li nit ñi war a gën a retenir que Mamadou Dia parce que wane na solidarité bu mot sëkk ak compagnons yi wane na aussi préoccupation ñu bañ leen bund xatal ñu bañ leen fitnaal parce que simplement moom moo nekkoon seen njiit ñu ñëw fekk leen mu toog ak ñoom ci kër gi ñu jàpp leen yóbbu leen condamné leen mu des leen loo xam ne man jàngat naa ko Mamadou Dia li mu wax léegi li mu mer li mu ne moom pardonné wu ko mooy li réew mi tardé du digganteem ak Senghor de mais fi réew mi fi mu yóbbu réew mi voilà fi réew voilà parce que moom dafa ñëwoon pour liggéey jubbanti loolu rek la jubbanti jikko yi jubbanti lépp loo xam ne lii gàllankoor la ëllëg pour réew mi mun a gën a développé wallaay Maodo alors mu ne moom bu nekkoon sagoom cat du dugg réew mi parce que cat moo andi digganteem ak Senghor cat boobu nag ci diggante yi moo fexe ba nga moom la ñu war a fexe ba nga xam ne yàlla di aar Sénégal muy mun a dem kanam te du andi benn gàllankoor li ma ci yokk mooy moom président Mamadou Dia tëdd na fukki at ak benn prison génn na wax na ne baalal na Senghor mais keroog bi Senghor génnee àddina veuve Senghor Colette bi mu ñëwee ci obsèques yi ba pare benn kër rek la dugg muy kër veuve président Mamadou Dia loolu ñu bari xamuñu ko. Oulimata Ba li fa la dem ñu bari xamuñu ginnaaw Blaise Diagne ci laa doon ñëw kër Adji Fall te gis nga salaire président Mamadou Dia musuñu ko dagg lim nekk prison lim génn yëpp musuñu dagg salaire am ndax yërmande cofeel bu amoon ci président Senghor ci digganteem ak président Dia donc dafa nekk loo xam ne c'est très compliqué parce que bañ nañ xamante rapidement Fatick la Senghor ñëwoon campagne électorale bu 45 mu ñëw Mamadou Dia nekk fa directeur école bu ñuy wax école Ndouk jeune Fatick yi à l'époque ñëw nekk ñun dañ bëgg comme Senghor def fii ñëw bu ñëwee yow yaay def discours pour accueillir ko parce que jàngalekat la woon moo nekkoon directeur d'école bi mun leen man affaire politique daal intéressé wu ma xale yi dem wax ko seeni waajur parents d'élèves yi ñëw ne ko daal ñun ñoo lay ñaan léegi parce que mënu fi ñëw te ñun amul kenn ku mun a tontu bu Senghor waxee ba pare di naxante moom doom d'accord ne dina wax bi Senghor ñëwee ànd ak Ibrahima Seydou Ndaw ci campagne bi mu jóg jël parole li mu wax Senghor daf na ko Senghor ak xam-xam bi nga am yëpp ak daraja ji nga am yëpp looy dox di def politique te boo ko defee da nga ñuy sonnal parce que ñun ñi nga xam ne ñoo war a jëriñoo ci sa xam-xam bi dootoo amati jot toppatoo bi muy wax Senghor ne kii mooy kan mu ne kii mooy Mamadou Dia foofu lañ commencé am jàppante ku nekk nag admirer sa morom soppante admiration boobu nag mun nañ wax ne li ko yàq mooy li ngeen doon wax léegi rek li dugg ci mooy li Senghor def malgré ay exactement ay soubassement yu xaw a doy waar heureusement ba histoire bi comprendre nañ ko mu ngoog parce que dëgg rek koy mujj gis nañ ne donc moom bu fi nekkoon gëm naa ne li ñuy wax développement économique parce que moom loolu la gënoon a aay booleeg Senghor li mu am ci xam-xam ci wàllu jëflanteeg doomu aadama yi ak réew yi yeeg yooyu noonu et cetera Sénégal naroon na dem fu sore nee na erreur boobu rek moom la mënula
supporter baal voilà mu ngoog. mais jàngat ci discours bi. mooy gëm yàlla gi. gëm yàlla gi. mooy gëm yàlla gi. waay mu dem ba delloo lépp suñu borom. dem naa tëdd naa kaso man rek yàlla ñoo fa nekk kenn nekk fa. kenn nekk fa. ma jàng jaamu ko. ma jàpp ni lu dal nit moo ko teg. moo ko teg mooy gëm yàlla gi. waay waay ñaareel bi ci des mu ni ko mënuma koo baal. waay. ndax Afrique Sénégal yi ci gënoon a avancé mooy capitale d'Afrique mooy capitale AOF. Afrique occidentale française ñëpp dina roy ñëpp jànge fi. ñu ngi ne waroon a fekk ñu dem. dëgg la de. mu déglu borom xel mu ñaaw. ak gëm ni li ci def dëgg la. ba nu expliqué fi lu daal mun ma ko baal. beneen bi ci des. baal naa ko sama diggante ndax jullit laa. ndax ku la def baaloo ko bu ëllëgee da nga koy layoo ak yàlla. ba mu ne ko da ne ko bàyyil Senghor parce que au fait waa ñu intervenir la. ñu ko bàyyil Dia. ñu bëri intervenir nañ ñu ko libéré ko. mu joxe condition. ni bu génnee bàyyi politique. ñu wax ko Dia mu ni moom ma yàllaa ma moom. Mamadou wax def Mamadou Kor yaa ngoog. moo tax jàngat bi mu jàngat diñ ci dégg ñaari mbir. gëm yàlla te gëm ko. loo ñàkk bu ëllëgee xamal ni yàlla. bu ko jiñ keneen. parce que bi jamono doxee ci la ñëpp comprendre. ci la ñëpp comprendre loolu woon. beneen bi ci des aussi. nga jàpp ni nit ku lay wax diw dalaa bañ na nga ko bàyyi. à éviter. ku yabu rek moytu. na nga ko bàyyi ku yabu rek moytu. yow bëgg la ndax yenn saa yi nit yooyu ñoo lay pousser. ba nga def dara malgré. baatu malgré dafay judd. malgré te bàyyi sax bu ëllëgee. li gën a metti mooy baal ma àq. wallaahi yàlla nañ ci yàlla bu sal. lu ma def man damaa foogoon. wallaahi ndabul jàmbur la kenn du ci def dara. ma def ko malgré. jërëjëf Baye Abdou kontaan nañu. di gërëm ñëpp sant ñëpp xam naa jeexal émission bi jot na puisque bu ca kanamee tuuti ñu ngi déjà àjjuma il faut que ñu bàyyi leen ak rédaction bu télévision Futurs Médias ñu bégal leen. man nag bu ma nelawee ba ca kanam boori 9h ma dellu si waat bu ko defee ma gunge leen man itam ba 11h en direct lay doon ci télévision Futurs Médias xam nga man kër Adja Oulimata Bala gënoon miin zone B. waaye ma préciser ni bi Colette ñëwee ci dëju président Senghor. Bourguiba plutôt la dem kër Fat Diop. moo nekkoon awo président Dia man nag kër Adja Oulimata Ba la gën a miin fii zone B kër suma yaay Adja Aji Fall awa Kumba Valérie Giscard d'Estaing bi mu fi ñëwee nag moom zone B la demoon voilà à l'époque voilà man du ma ànd ak xale xam nga su ma xëyee yeewu leen bi dinaa def yëfu xale foowal xale yi waaye man mag ñi lay àndal mag ñi rek lay àndal waaw su ma yeewoo fajar gi daal yeewu leen dinaa bégal xale yi foo ak xale yi waaye bu ànd jotee mag ñi laa àndal moo tax kàddu yi di génn ci émission yu mel ni wëndeelu nga xam ni damay gërëm équipe yi ci jàppoon yëpp bokk na ci Mara Dieng président Youssou Ndour gërëm tamit Toutane Diack mi nga xam ni jàppale na ma ci coordination wu jotaay bi la tey Pape Fara Ñing moom journaliste attitré la bu wëndeelu gërëm tamit Serigne Saliou Seck xale bu am talent la c'est vrai que li ñu ko dégg King FM bëri na King FM arrêté nañu programme yi bu yàggul waaye ñu ngi koy xaar ci yeneen i antenne wala yeneen i onde yu groupe Futurs Médias parce que moo ñu defal gëstu boobu la te talent bi ci Serigne Saliou Seck defe naa kenn dootu ko naatable macha allah rek la ñu koy wax donc moom ñu ngi koy gërëm bu baax ci jàppandal gi Pape Samba Thiam itam ci jàppandalam ci émission bi gërëm tamit Bamba Mbow Bamba Amni Bachir moom it day jàpp ci wëndeelu bi nga xam ni buñ ci def rek ngeen gën a gis valeur mag ñi moo xam ñii dund ak ñi dem kenn ku ci nekk boo gëstoo ci histoire am rek mën na laa doy parce que Sénégal ñàkk ñu exemple pour surtout ndaw ñi yenn saa yi ñu ne dañoo perdre seen ay valeurs man rëccu ma ci di ànd ak mag ñi gërëm leen bu baax merci beaucoup professeur xam naa beneen yoon itam dinañu la seet si bu ko defee. dama bëggoon a tàggoo bala nga maa bañ a def invité. waaw dama bëgg njëkk a tàggu invité bi. naa bëggoon tàggu yow doo invité. yow doo invité dama bëggoon tàggu invité bi d'abord. puisque moom mooy suñu invité dama bëggoon ñu tàggatoo ak moom El Hadj Ibrahima Ndaw ingénieur de formation ancien directeur général bu Sénélec. ba Youssou Ndour di woy bu leen coupé. moom ci jamono yooyu daal.
ko daan waaw donc ingénieur de formation ancien directeur général bu Sénélec historien auteur d'un ouvrage sur les conquêtes démocratiques au Sénégal merci beaucoup Ndaw kontaan nañu yàlla na yàlla dëgëral la sa njaboot yëpp kenn ku ci nekk réagir na tey mënuñoo lim ñëpp waaye sa jarbaat yi sa xarit yi sa am di jàmb yi kenn ku ci nekk am na lu mu ñu nettali ci sa ay wayjur la sa wayjur bu jigéen ba waxoon rek loolu nee naa sànq su ma ci ñëwaatee mën naa rendre plateau bi bu gën a triste waaye kontaan nañu lool Sénégal nag xamuñu kii kii waaye borom xam-xam yaa ngi fi jërëjëf Ndaw kontaan nañu yan kàddu ngay tëjee waxtaan bi léegi daal man sama xol sedd na lool parce que waxuma la dara mais teraanga bi ngeen ma teg nii tey nii rek te dañuy wax naan góor boo ko xasee def teraanga rek yaa ko moom boo ko teralee tër nga ko voilà exactement donc di leen gërëm mais di leen ñaanal yàlla yàlla defal jàmm amiin Ndaw amiin Ndaw yokk seen li ngeen di toppatoo nii yëpp wàcce si wërsëg wàcce si barke amiin parce que dëgg la mus naa fi ñëw sax émission le matin mais boobu temps xaw ma boobu yéen a ngi soog a démarrer daal affaire émission le matin rek voilà yeewu leen voilà exactement fàtte naa sax ban thème lañ ma fa andi woon mais damay bëgg a wax rek ne dans le paysage médiatique yéen vous comptez c'est sûr parce que ñu bare dañuy déglu li ngeen di wax dañuy seetaan li ngeen di wax dañuy jàng ci yéen donc tant que yéen a ngi bàyyi xel ci loolu mun ngeen nekk un véhicule de culture véhicule boo xam ne dina tax doomu aadama yi am na sax ay expression ni ngeen di waxee man gis naa sax suñu waa kër yi xale yeeg yooyu di commencer di wax comme exactement loolu te influence boobu xamu leen doole ji mu am parce que xam nañ ko xale yi mun nañ leen yóbbu école ñu jàng influencer suñu nawle télévision yi ña ngay wëndeelu exactement boo quartier général yi ñu quartier général yooyu yëpp donc ñun conscient nañu ci c'est extrêmement important waaw yenn saa yi ñu xaw a jaaxle sax jéem ñëw jaxaseeg sénégalais yi mais ñun nous sommes conscients ci macha allah saabu du fóot boppam mais boo gisee peut-être xam ni saa boo fa jaar li professeur di wax dafa important ba nga xamee ni dama ciy taxaw ndax voilà li mu wax dafa di dëgg donc conscient nañu ci télé bi ni mu nekkee influence moo xam pour les autres télés et moo xam pour sénégalais yi voilà loolu am solo la parce que ay jeunes ngeen c'est une nouvelle disons chaîne de télévision ou en tout cas c'est un nouveau média d'une manière générale mais yéen dëgg di ngeen di jéem a aller au-delà de l'événement au-delà de l'information te xam nga loolu aussi am na solo parce que dina tax nit ñi gën a xam gën a jàngat gën a xam lu ñuy comporté woo en tout cas nu ñuy ajuster seen te daal li ngeen wax fii yëpp wane ne valeur yi nga xam ne dëgg moom ngeen di invité askanu Sénégal xale yi Sénégal yi muy góor muy jigéen te loolu vraiment mooy li ñuy wax c'est une mission d'éducation de divertissement une mission culturelle voilà jërëjëf Ndaw leen di ñaanal yàlla na ci yàlla jàppale jërëjëf Ndaw kontaan nañu lool convivialité bi ak sérieux bi du ñàkk loolu mooy couleur wëndeelu alxames bu jot man El Hadj Man Mbaye Garmi ak Mbaye Dieye Faye ak Baye Abdou Aziz mais tey nag invité nga woon quand même et on n'a pas voulu chercher loin bi ñuy amee professeur rek dañu ne duñ ci tegaat beneen borom xam-xam ndax groupe Futurs Médias am na ay borom xam-xam ñu ngi lay gërëm bu baax ñun uuf nga ñu ñun sa njaboot gi ci télévision Futurs Médias fital ngeen ñu ndax lu ñu ragal def rek balaa ñuy xalaat benn kilifa ci biti yéen la ñuy njëkk a bàyyi xel donc yàlla na yàlla dëgëral na yow it ñu béggoon lool ci ànd ak yow ci guddi gi nga xamee ni Sénégal rek la ñu ko jagleel mbay jërëjëf Pape di gërëm professeur Ndaw di ko sant bu baax a baax di wax daal te oyof am na solo mag bu yaru am na solo ci toogaayam ci nga koy jànge te lépp ci kër ga la jógee doog a ñëw yi fi Pape di junj yëpp ci histoire ci moom buñ ko waxoon xëy na sax dina ko déranger mais c'est parce que xam fi mu bokk moo tax mu mel noonu nga nuyul ma Momar bu baax a baax Pape yéen ma leen di nuyu parce que gis nga ki bëre ba toog ci langue gi
ku laggaat bay bëre day xam nan la manee dëgg la moo tax bu ngeen jëlee émission rek bu thème bi génnee rek bu la waxee orientation bi angle d'attaque bi rek da ngay xam ni ñi ko xalaat boroomi xam-xam lañu waaye ñun ko jox boroomi xalaat lañu ma leen ciy gërëm bu baax di gërëm El Hadj Mamadou Mbaye Garmi ci taxawaayam ci askan wi parce que géwël exemple la ci lépp waaw am na gën góor nee na ma nee na ab manu ko mun ma géwël rek laa ko wax dan laa war a rey war na noo ko disee rey la géwël du rekk boppam ak Mbaye Dieye ak Pape yow mi nga xam ni macha allah tu sais tirer le maximum des gens oui parce que toog ak nit poser yenn questions yi tax mu génne li mu xam mais loolu ko amul compétence wala nga am benn kii bi donc mënuloo ko def wallahi dëgg may jeexal di nuyu bu baax sama waajuru jigéen nelaw na sax xam naa di ko ñaanal fanu gudd ak wér ak jaay yi di ñaanal xalifa bi mais di Pape di gërëm waa jamaatu Nour al Sunniya mooy kuréel gi sëñ Babacar Sy Mansour teg liggéeyu jumaa ji seen loxo ñuy ay jàmbaar Matar si jiite leen Famar Sey la nekk ci góor gi Dame Diop Mansour ba alaaj ba waxoon al amin ni ko li nga bëgg da nga may jox da nga may wax lu mu doon nga rëddal ma jox la caabi yi ci gëm-gëm ak mursil la ñoom ñëpp nag nekk ci biir kuréel gi di ci dox di ci am ay bokkan njaay ñëpp nekk ci xam naa dogguma la sax tolluwaayu travaux yi dinañ ci ñëw jeudi bi wala beneen jeudi il faut que ñu ñëw ci beneen bi ci des moo di li ci Youssou Ndour def tolluwaayu travaux yi dafa joxe 10 millions keroog ci kii bi PAM waaw joxe 10 millions nii dama leen di booleeg Abdou Aziz lépp lu na war a wax ci jamaatu Nour al Sunniya na Abdou Aziz ñëw wax ko ci télé bi wax ko ci rajo bi jarul dinañ ci def wëndeelu autorisation spécial te moom daf ko ci def dañ ci def wëndeelu spécial may jeexal nag sama xarit xam naa su boobaa Aziz Ndiaye dina yëngu may nuyu Aziz jàmbaar yi fëkk tam di jox xam lu ko nekk lu ko war def na ko ci mbokkum ndey Mbaye di nuyu sama xarit boo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko mooy Tayrou Sarr Kor Marème sama xarit sama rakk di sama xarit Mamadou Mbaye fu ma toog ci àddina loolu la parce que wóolu ma di ma defanteeg yóbbul ma diw rek jaral na ma ko xale bu baax la ndeysaan Tayrou xale ak bu baax Makhtar Samb xale bu baax bu Kër Matar ak ñi nga xam nag ñoo bokkaloon service peu retraité am naa ci koo xam ni jaxaaw la dëkk Malick Sarr kenn du moom sama xarit la te nit xarit mu bu mu lay jox xaalis rek dëgg la de xarit bu mu lay jox xaalis rek bu mu lay jox xaalis rek na xel mu rafet ñëw ci wàllu woowu di gërëm ñu nuy seetaan di gërëm samay soxna ak njaboot gi di wax maa ngi dem xam naa ni dinaa fi nekkaat invité beneen yoon waaye tey moom nekkuma invité di ngeen ma ci bëgg a génnee yow Pape nga naan ma invité nga te du ma invité ñi nga tudd ñëpp ni ma invité nga ma lànk xamoon nga ni bala maa jeexal dinaa la wax ni léegi maa ngi doog a doon invité yaa ngi doog a ba ma waxee sama soxla ba pare jërëjëf Baye Abdou ci disponibilité bi surtout émission bi dafa jàmpoon mais lépp la bàyyi ne ma maa ngi dellu kër ga xoolaat sama archive yi ñoom meluñu comme ñun nga xam ni ñun xale yi doog a dugg ci presse bi dañoo xaw a kamikaze nous on prépare pas des fois mais ñoom ils prennent tout leur temps di préparer di bind koo ci gis buy def émission gàddu na ay këyit mais daal yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay ñi àndoon ak président Dia bokk na ci Joseph Mbaye Oumar Maron Mody Diagne Mamadou Kassé moo jur Tidiane Kassé bu Walf vous vous rappelez ay kilifa yoo xamee ni xam naa ni seeni njaboot daal war nañu boole li ma wax sànq nga Jo Baye benn moom la ñu tuddee Joseph Mbaye moom la ñu tuddee Joseph Mbaye macha allah moo tax mag ñoo ñëpp dañoo amoon ay tur yoo xam ni këram li ñëpp daan wallahi sànq yaa ngi nuyu suma maam sa yaay nee nga heure bi war na tëdd mais mag ñi am na ñu bëri ñoo xamante ni bëggoon nañoo jokkoo ak ñoom mais mag ñi dañuy teel a fatu voilà bëggoon nañoo jokkoo ak ku mel ni Cheikh Tidiane Sy nekkoon fi ministre bëggoon nañoo jokkoo ak Ousmane Sène Bélé mag ñi bëggoon nañoo jokkoo ak historien bi di Moustapha Guèye càmmiñeel Kandi Guèye Papa Guèye xaar waaye partie remise rek lay doon Moustapha waaw moom doom yi la xamul nu mu leen di def xam nga bi soxnaam génnee àddina ak léegi yàggul moo taxoon mënul woon ñëw ci plateau bi waaye ñu ngi koy ndokkeel bu baax ndax jàpp na ci liggéey bi tey gërëm ñëpp sant ñëpp El Hadj Mbaye Garmi tey defe naa li ñu jàng ci émission bi rek mooy dëgg rek mooy mujj
xanaa rek di la wax ne Baye Cheikh Abdou Aziz tey fi mu génn àddina yëpp message yaa ngi tàbbi ne kontaan nañu. wallaay. tatone woo. càmmiñal ndaak. da ngaa jeex yi fi ba téye ko. jàng ko ba mokkal ko. tey moom nga indaale. tey Sénégal yëpp ku ci nekk am nga loo sentir loo xam ne lii ci yow xam ne Abdou Aziz daal dëgg-dëgg ci dimension émission bi def nga jëf nga ci li nga xam ne ni moom nga war a jëf. ñu ndokkeel nag sunu invité bu baax bile. ndaw saa ndeen aram faxa. Mamadou Mansour wax na ko léegi. Baye Cheikh am na lu gor di jëf. judduwaalee tax mu jëf ko. Momar Ndaw asko seen la bokkal. ku gis toogaayam bii. yar nga xam ne ak yaram ak tegginam yi. nga xam ne lii jàng ko tey. wallaahi. lu yàgg la. kon ndaw ñi ngi lay ndokkeel di ndokkeel tam Momar sama sa rakk ju baax jooju de. nga xam ne moom itamit tubaarkàlla bu Sénégalais yi lu ñu lekk day sañ. ci loolu rek lay dox. jox nag Mamadou Mansour nee na Baye Cheikh. général Fall boobu ngeen war a waxtaanee. Ablaye Fall. dafa am jigéen ju baax ju wax Karo Karo Spain. moom la ñu dëkkoon dëgg-dëgg sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. day mbokkam. ak ku ñu naan nday ndaak. day mbokkam. waaye moom nag moo nekkoon EDK ki nga xam ne kii mooy dëgg-dëgg mooy Koro Jani. papa yu Ndeye Ndaak Touré wala. waaw papa yu Ndaak Touré waaw Ndeye Ndaak Touré. Ndaak sama bos. Ndaak sa bos. day mbokkam. waaw di wax ne tamit Baye Cheikh am na waa Gambi. ñu nga dëju. sama xarit yaa ngoogu. ndax dam benn géwél bu mag xam nga géwél moom day taataan ak a dox rek bay. ku ñu naan day jaay lamsal. tey ma nga ca Gambi. waaw nee na mu du may garmi. nit ku baax. ku ñu naan daga cee yaasin. mi ngi nii jàkkaarloo ak yéen bég na lool. xam nga Ndeye Jaay Lamsal intellectuel la. bu mag. kon bind na ko bu baax. waaw ak ki nga xam ne kii mooy Caane Kan. ak Alaaji ak Ayda Seen. nee na ñoom ñëpp ku ci nekk les grandes dames de Gambie. ña nga jàkkaarloo ak télévision bi di nu seetaan. wallaahi moom tam ñu ngi leen di ñaanal jàmm. Roqi Malick mooy maire Banjul. waaw Roqi Malick nit ku baax la. Adja Ayda Socé nit ku baax la. Alioune Sarr mi jël doomam ji. tuf fayee ko baayam ba ca Canada. Gambien bu baax la. dëgg la Policeman Diagne suma rakk jooju. dëgg la Gambien bu baax la. Gambien yi kenn gënu leen. dëgg la moo tax tamit am na suma benn jigéen bu ñaan jatu. xale bu yàlla baaxal la. moom tam ma nga ca Gambie. nee na bég na lool waaye Baye sax di la wax ne. maa ngi ndokkeel bu baax Baari Sey. moom moo ñëw la mu du mbay garmi. nee naa ko sax dëgg-dëgg vraiment da nga war a bàyyi may grand bu rek. waaw mu ne ma dama bëgg nga génn ci bii style. kon Baara moomu. mooy Esther nuñ koy waxee ci mbay. fu kii ba ne. réalisateur bi géer la nee na. waaw Esther classe lay habillé da koy jox. tur bi wax très bien mu koy bind. waaw Esther classe. numéro téléphone bi nag Baye Cheikh 77 la. 402. 17 waaw mu yemoog nag ak le 17 tey. ñu waxtaane ci kan. Alaaji Mamadou Dia. Alaaji dëgg kon daal foofu daal ci leen Amadou Mbaye Garmi tàggoo. jërëjëf di wax ni daal yàlla fi yàlla def jàmm. jërëjëf mais nag di wax ne Abdou Aziz. Mara Dieng message bi tàbbi ne léegi. nee na booy dem. dëgg boo xoolee sa góos. da gis Amadou Mbaye Garmi nekk ci sa wet. te yow boo xoolee waaw la ma waxoon rek Cheikh Amar. dañoo may génn ci jàkka ji. bi ñu dugg ci jàkka ji ma ne ko la ma joxul dara jeexu ci. ñu maye ba génn ci jàkk ci buntu jàkka ji ma ne ko léegi la ma ummi gay Garmi téléphoné. dama la ma mayoon jeex na. mu daal di may lëng. daal di kon nag Abdou Aziz booy dem daal xam ne maa ngi sawet. jërëjëf Mbaye jërëjëf ci président ci Youssou waaw. jërëjëf 17 bi nga wax léegi nii. waaw 17 ñu jeexal ak image yu bis bi Mbaye Dièye balaa ngay tàggatoo. parce que ba tey li ñu historiens yi jàngal 17 décembre 1895. ci la ñu faloon Bouna Albouri ca Yang def ko buuru Jolof. voilà lii itam dafa tombé ci 17 yi. muy loo xam ne ni jàngee nañ ko ci historiens yi. xam naa dinañ ci ñëwaat. moo bàyyi lépp. mais Baye Cheikh moom ñu ko nommé woon comme tey mardi 17 décembre. 1895 ca Yang ci la ñu ko fal fekk mu am 18 ans. nommé ko moom Bouna Albouri. chef de province. waaw kay buur ba Jolof. voilà nomination confirmée ci décret bu jógee ci président de la République française. ñu daté woon ko 1896. moo bàyyi lépp.
xoolal xam nga tekki jaaj yëpp delloo ko ni yàlla laaj dañ ko sàkkal wëndeelu moom itam. c'est important tey boo ko sàkkee. waaw dañ ko sàkkal wëndeelu. di nga gis góor gu am dignité. waaw ay sëtam yëngu. ku am valeur. boobaa ñoom bébé Ndiaye danañ ku mën lu baax ñoom waaw bébé Ndiaye dëgg la. waaw ndeysaan. mu ngoog Mbaye Dieye yow it bëgg nañu lool. Baye Cheikh. xam nga yaag Youssou da ngeen wax lu am solo. te defe naa loolu itam feeñ na. ci émission bi. da ngeen ne boo ubbee buntu dëgg. bul ragal wéet. déedéet. te li ma wax gar mi laa lay wax. waaw dëgg rek koy mujj. mooy mujj waay yàgg nag. wallaay dëgg la Pape non dafa garaaw. déggati naa dëgg. mag ji lay àndal. ci dëgg te boobu moog nga Youssou wax ñoo ko wax. déedéet déggati naa dëgg. li ma wax kay bu ngeen ko bëggee vérifier. jël leen bandu Youssou yeeg Mbaye Dieye. waaw dëgg rek kay mujj. dëgg ba pare dëgg rek kay dëgg. lu dul dëgg du dëgg. dëgg la waay. muy ñett yooyu. waaw dëggay mujj. dëgg wóor. dëggay dëgg. lu dul dëgg du dëgg. buntam boo ko ubbee bul ragal wéet. déedéet. Pape Cheikh ñu kontaan nag. Ndaw Sandene professeur. encore une fois merci. bi nga yegsee. ba jàngalaat nit ñi. càmmiñal ndeyastu ndaw. waaw. Aziz ma Fama. ni nga mel rek nga war a mel. waaw nit day gëstu. li ma wax Baye Cheikh ne ko tubaab yi dañuy bind denc. géwël yi dañuy mémoriser. dañ koy graver seen mémoire. li nga wax ne. géwël. daal dañ ko war a fonk dëgg la. histoire dafa am solo. aada ak cosaan bu nax saayee ci réew dara desatu fa. wallaay. wëndeelu nag. ñi ciy jàng bari nañu. li nga wax sànq. ci le président Youssou Ndour. mu feggoog Mara. kat bu ñuy waxtaan di ci gëstu. ñoom ñëpp semaine boobu yëpp kenn du am jot. pour rek émission bi réussir. gar mi wax ko nga wax ko. billahi santaat yàlla. bi mu ñu mayee ñu fekkee. ak tal. ba toogaat fii. émission nag boo ci ñëw da ngay sol. li ma def nii nag moom mooy sunu rakk ji. mooy Tayaar Samb moom mu diisa. tey maam may mel na ni moo ma solal. Clédor mel na ni moo ma sol. mbokk ndeyam Adja Paate Samb. Paate moo jur jibi la ñu dénk Bijou Ndiaye. wallaay mi bu ngi télévision Futurs sama kër baay la yoroo Paate. waaw kay voilà. Alaaji Sam. boo demee càmmiñam Italie Tayaar moo ne biir Dakar di ñëw yu rafet yi. waaw yu rafet yi moom moo def li man fu ma jaar ñu ne man. nun la daamine la mais Mbaye Dieye Tayaar a def li Mbaye Dieye dafa am góor gu baax. ñu naan Abdou Aziz al Amin. mbokkum soxna Umu Si non soxna Astu. non soxna moo ko Amadou Issa ñoo dëkkoon. waaye moom ci boppam laa nangu mu ne Amadou Mbaye Garmi. Mamadou Issa. mës ta jox loxoom bi jigéen. déedéet. Tayaar wax naa Clédor Samb. Clédor wax na ko ma ne Youssou. Clédor moom du nuyu jigéen. mais Pape. sama bàjjan sama rakku baay ngi sëy ci biir kër gi nee na Adja nee na Mbaye lan koy wax. Bijou nga fay ko ubbilee wëndeelu ngeen dégg lu ngeen mos. Bijou Ndiaye sama rakk ji ma ngi fay kenn du moom. ci kaw loolu. ma am rek fu may tëjee. gannaaw ba ma ñaanalee sunu waajur yi fi des. ñu yàgg fi te wér. ziar askanu Ngéwël yépp nag. ku ne xam na ni tey maanaam ci alxames ji artistes yi marché ñu de perturbé wu ñu tamit dañu waroon rek sitting pour waxtaan waaye li nga wax sànq ne boo bëggee ñu bañ laa jànni ànd la ku ñu rus dëgg la le président Youssou Ndour bàyyi leen ñu waxtaan bi ñu waxtaanee ku ne xam na ni nag feebar baa ngi ci dëkk bi. ah oui quand même. te ku ne war naa moytu. comme ni ñu koy defee ku ne takk masque. ñu moytu parce que li laal monde bi bàyyiwul kenn. ñëpp conscient nañu. xam nañ ni yoon la. muy man di keneen di ñu fi toog ak àdduna le monde entier ñëpp a ngi moytu fi mu nekk nii. parce que demul. déedéet mais nag ñuy ñaan yàlla mu dem. beneen bi suñu jigéen suñu rak. Ngoone moom itamit jóg taxaw et ñun ñaan li ministre bi ñaan waxtaan ak ñoom ne am na ay décès nanu bàyyi ba le 23 ñu waxtaanaat ñu am yaakaar ni bu ñu waxtaanee juboo dina am ndax nag artistes yi war nañu nag liggéey nag waaw war nañoo liggéey et du ma ne sax metti na fekkee
li dal sunu kaw saa yooyu yee tëddee sunu borom may la nga yeewu rek mettiwul nañ ko sante sunu borom waaw mais liggéey def ci daal waaw ñu liggéey nag c'est le moment et wax fa dëgg yàlla li nekk ci artiste ci àdduna bi bari nañu nit dañu ci ànd ak yar ak dal waxtaan ba lépp daal di ubbeeku wasalaam loolu laa ne woon dama ko ci njàmbaas te njàmbaas du yàq dara déedéet boo xoolee artistes yi nag yaru nañu trop ànd nañu dal et c'est magnifique kenn déggule ñu yuuxu wala ñu non loolu du rôlu artiste et defuñu ko ànd ak ku ñu rus donc yàlla na yàlla def jàmm mayaat ñu beneen alxemes ñu teewaat fi waxtaan naat ndax ñi nii seetaan bëgg nañ dañu bari wallaay mbay diaspora bi ñëpp ngi seetaan yal na jàmm yàgg et vive notre pays de la teranga Pape voilà pays de la teranga mooy Sénégal mbokk yi mu ngoog wëndeelu dina dellu si incha allah alxames bële di ñëw ñaan jàmm lu dul jàmm xam ngeen ni jàmm ko gën donc na ñëpp dox ci jàmm gërëm équipe yi ñu àndaloon ku lim juum bu ca kanamee ñu dellu siwaat ak programme yi bu 6 heures du matin jotee man nit ma dellu siwaat ca kanam tuuti boori 9 heures en direct lay doon ci télévision Futurs Médias